mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan Sénégal wérngal këpp di leen di jaajëfal di leen dalal ci seen émission soir d'info comme ni ñu koy faral di defee bés bu nekk balaa journal wolof di commencé soir d'info nag di nar a waxtaanee tey ci pàccam bu njëkk ci lépp lu jëm ci wàllu comportement wala doxalin ci biir société sénégalaise rawatina lépp lu ñu war a mën a am ci wàllu kër diine yi naka la ñu war a gën a mën a comporter woo vis-à-vis de ces maisons religieuses pour waxtaan ci tey. may dalal docteur Cheikh Gueye mi di enseignant chercheur mais également secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal di la dalal docteur. jërëjëf Marcel maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp fii ak bitim réew di leen sant ci invitation bi. alors balaa ñuy waxtaanee ci lépp lu jëm comme ni ma ko waxee ci comportement société sénégalaise lépp lu jëm ci wàllu diine kër diine yi surtout ñuy waxtaan instant bi képp ku wax ci wàllu diine Sénégal dañuy waxtaanee ci wàllu gàmmuwaat bi nga xamante ne fu mu nekk nii Kaolack xumu na torop ñu ciy jaajëfal pour nuyu population Kaolack bi ñuy seetaan yëpp tey ngeen xamante ne mooy gàmmuwaat bi tey ci guddi ñu koy nar a célébrer foofu ca Medina Baye ak fépp foo xamante ne kër diine yaa ngi fa fii ci Sénégal balaa loolu balaa ñuy ñëwaat en profondeur ci gàmmuwaat boobu noonu est-ce que mën nga ñu jox historique u gàmmuwaat boobu noonu jeunesse bi lan moo tax ñu sanc ko. jërëjëf d'abord dañuy ziar bu baax ñi nga xam ne ni ñëpp ñoo nekk tey ji Medina Baye. di teg suñu ziar ci loxo sëñ Cheikh Mahi Niass ki nga xam ne ni mooy kilifa gi. di ziar suñu mbokk yi fa nekk yëpp te ñu bokk liggéey bi ci cadre unitaire de l'islam au Sénégal. ci lim Cheikh Tidiane Niass bi nga xamee ni moo yore communication bi foofu. tamit di ñu ci jàppale ci cadre unitaire bi. d'accord waaye aussi ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne ni xam naa bu ñu déggee nuyoo bi dinañ xam ni ñoom laa xalaat. d'accord gàmmuwaat dafa nekk loo xam ni. dañ ko sos depuis temps Baye Niass donc pour fexe ñi nga xamee ni gàmmu si woon nañ bu bis bi dellusee comme les bisu juddu la woon lii nekk bisu ngénte nga xam ni dina doon aussi occasion ñu gën a xóotal jaamu yàlla yi ñu fay def di gën a xóotal waxtaan yi ñu fay def jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di gën a xóotal aussi li nga xamee ni moom lañ fay waxtaan loo xamee ni dina jëmale réew mi kanam waaye aussi dina jëmale lépp loo xamee ni àdduna bi kanam ndax boo xoolee tariixa boobu ak fayda boobu li nga xamee ni moom moo ko caractériser mooy internationalisation li mu am ci ay taalibe bitim réew bari nañ lool donc taalibe yooyu tamit baax na su fekkee ñëw nañ gàmmu ñu mën a fekke aussi gàmmuwaat bi mën a toog jël temps dal ñi tardé woon gàmmu bi mën a dabu ci gàmmuwaat bi mottali seen yéene mu doon événement bu am solo boo xamee ni ci suñu gëstu ñun depuis lu mat ñaar fukki at dafay rapprocher pays Afrique de l'Ouest yëpp déjà dans un premier temps ñun fa la suñu gëstu yemoon ñun booba gis ne Kaolack ak Kano ma ca Nigéria par exemple li ñu séq ak jegante ak demlante ak dikkalante bi daanaka Kaolack séq ko sax ak li des ci réew mi nga gis ne yu mel noonu moom moo mos a tax Afrique de l'Ouest nekk dëkk bu dal boo xamee ni jafe-jafe yu bari foofu lañ ko doon jaaree ginnaaw li nga xamee ni moo fi tàbbi yegg si fi indi fi ay jafe-jafe comme ni ñu ko xamee muy jihadisme beek yooyu nga xamee ni réew yu toj ci suñu wet toj boobu moo tax loolu yëpp xaw a sooxe waaye gàmmuwaat loolu lay jëriñ comme gàmmu yëpp yi nga xamee ni ñooy xew ci réew mi dañuy wax ne bari na ay gàmmu li nga xamee ni mooy fonction gàmmu yooyu fonction d'abord religieuse la spirituelle bu am solo nit ñi di fexe gën a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy dundam lan mooy jikkoom pour mën cee sukkandiku ba améliorer seen ay jikko di ko tagg di gën a dugal seen xol leeram ngir mu mën leen aussi dimbali ci seen àdduna ak seen alaaxira moo tax fépp fu muy am
day dugal lool waaye dafa dugal aussi yeneen njariñ mooy njariñu ci social ndax nit ñi fa la ñuy dajaloo mbooloo mu mënti doon sax day jur njariñ waxtuma nag mu nekk dajaloo jullit nga xamee ni dañuy weccee ay xalaat day gën a dëgëral seen diggante loolu tamit fonction sociale boobu amul lenn lu ko mën a remplacer. waaye ku nekk léegi xam na ni am na aussi fonction économique ndax bu gàmmu yi jotee comme ni ko màggal gi di defee da ngay gis dëkk bi day riir ci nit ñi di mobiliser wu lépp lu ñu am di ko ci def transport bi dox consommation bi dox mu relancer suñu économie fonction symbolique tamit mënoon nañ ci ñëw maanaam bis yooyu da ngay sentir ne Sénégal moom na boppam ci bis yooyu nga xam ni suñu mbiru bopp la ñoo ko sosal suñu bopp ñoo koy dundal loolu tamit jàpp naa ni lu am solo la moo tax lépp lu ci suñu askan def commencé ko ci état bi ak këru diine yi ak nit ñi maanaam lu am solo la ndax day dundal réew mi yaa ngi doon wax sànq ci wàllu social ak ci économie bëggoon rek ñu taxaw ci wàllu boobu noonu muy économie naka la ñu mën a def tey ngir destination religieuse yooyu le tourisme religieux ñu gën ko mën a dooleel fii ci réew mi. waaw man jàpp naa d'abord ne li ñu war a njëkke mooy def ay gëstu pour xam yooyu nga xamee ni ay dajaloo la nit ñi di jóge fenn di fa dem ville yooyu di attirer ay touristes ak ay pèlerins yeneen réew yëpp dañuy sos ay événements pour loolu mën a am nga xam ni ñun dañ koo am kon suñu ay mag ñooñu ko defal mu doon kon loo xam ne dañu war a gëstu yan jeexital lay am ci économie Sénégal ci màggal gi defoon nañ ko ba ne au moins il y a 10 ans 250 milliards dina ko générer en termes de chiffre d'affaires tey ñëpp xam nañ ni weesu na ko lu bari mais buñ ko defoon ci gàmmu yi def ko ci ville religieuse yooyu xam yan fonction aussi la ñuy jouer lan moo fay attirer nit ñi lan la ñu gën a def pour renforcer leen ba toog ba fa nit ñi di toog ak confort bañ fay am yokk nit ñi danañ gën a sawar ci dem ci dëkk yooyu même bu dul ay sax période gàmmu kon tourisme religieux yi ab jàpp naa ne même ci indicateurs yi nga xam ne ni moom la nguur gi di sos wala di xoole fan la war a dugal xaalis ak fan la war a dugal xaalis bu ñu defoon gëstu yooyu dinañ gis ne foofu fu ñu war a investir la ba tax programme vie religieuse bi ñu fi doon def at yi lu am solo la parce que foo ci dem léegi di nga fa gis benn salle boo xamee dina permettre nit ñi ñu daje ñu climatiser ko na am ay amphithéâtre yooyu yëpp investir nañ ko léegi ci vie religieuse yi loolu dañ ko war a continuer gën ko jëmmal ndax comme léegi surtout day attirer ay population yoo xamee ni fu nekk la ñuy jóge ci àdduna bi donc ñu gën a war nañ ci gën a sawar nag boobu xam nañ du sénégalais rek ñoo fii ñëw kon ñay jóge bitim réew tamit nga xam ne yenn saa yi dañuy jóge ci réew yoo xam ne ñoo ñu tane ci dëkkin ñu fexe ville religieuse yooyu relever seen niveau de confort comme ça nit ñiy jóge bitim réew tamit bu ñu fa ñëwee mën faa toog mu doon tourisme dooleel tourisme bu am solo. du sénégalais yi rek ñoo fay ñëw mais ñu arrêté wu rek ci justement yenn kër diine yi nga xamante ne une semaine après gàmmu bi amoon ñu bëri daal daanaka dootul Medina Baye kese léegi moom mooy célébrer gàmmuwaat boobu naka la ñu mën a expliquer phénomène boobu noonu. waaw mën nañ ci lim gàmmu Ndiassane ñu leen di ziar ñoom tamit waa kër Cheikh Bekay di ko nuyu bu baax di teg ziar bi ci loxo sëñ Abdourahmane Kounta ak sëñ bu Mouhamed Kounta waaw ka boobu événement tamit événement sous-régional la ku nekk xam na ni Xaadriya mi nga xam ne moo koy organiser Ndiassane moo fi jiitu ci ay tarixa donc jiitu boobu tax na tamit réew yi ñu wër tamit fii ba Nigéria ak feneen ak Mauritanie dañ fay jóge di ñëw Ndiassane mu am benn marché bu mag boo xam ne tamit dina permettre nit ñi dafa def ay échange au niveau sous-régional waaye aussi mu nekk comme yeneen daje yëpp foo xamee ni dañ fay dundale diine dañ fay saxal diine surtout que ñooñu nga xamee ni ay sëtu yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam donc solo soosu la am ba tax na comme ni ma ko waxee woon ci yeneen daje yi rek war na tax ñu gën a fonk dëkk yooyu
am fu ñu leen teg parce que beneen jàngat bi ñu ci mën a def mooy réew mi ñëpp xam nañ ni balaa mbiru koom balaa mbiru leneen valeur moo yor réew. valeur ci la réew di dox. moo tax dëkk am jëmuwaay. bu rafet boo xamee ni nit ñi fa ëpp ci ñi fa dëkk dinañ fa mën a dëkk ci jàmm. dëkk fa ci seen xel mu dal. valeur yooyu moo koy permettre ak aussi ñu am njariñ seen àdduna am njariñ seen alaaxira loolu nag dëkku yooyu nga xamee ni moom la ñuy wax dañuy jëmmal valeur yooyu ndax ñoom ñoo teewal l'islam ñoo jàngale l'islam ci réew mi ñoom ñoo fi ay cëslaay wax su doon Sénégal territoire la piliers yi nga xam ne ni ñoo ko téye ay valeur am dëkku diine yooyu la moo tax événement yi ñu fay organiser tamit day dundal dëkk yooyu day indi li nga xamee ni moom mooy animation religieuse day indi animation scientifique ba tax na réew yu dëkk yu mel noonu comme niñ ko fonke ci réew mi wax dëgg mën nañu wax ne sénégalais yi fonk nañ leen war nañ leen beral sax ay loi yoo xamee ni yu leen di def ay exception territoriale lañ man loolu laa jàpp nga xam ni la ñuy nangu feneen ñoom ñu nangu ñu bañ ko fa muy tux bi muy pom yi muy yooyu ngir sénégalais yi nga xamee ni bu ñu demoon feneen foofa am ay safaan tamit bu ñu delloo ci dëkk yooyu man faa delloo ginnaaw man faa defee seen correction pour man loolu fonction bu am solo la ci réew yëpp boo demee France am na fa boo demee États-Unis am na fa réew boo gis na am ay exception territoriale donc loolu tamit lu am solo la alors yi événement religieux donc di occasion rek ngir kilifa diine yi ñuy interpeller askan bi autorités yi sax mu di opposition mu di pouvoir donc lépp lu jëm ci kuréelu politique bi ci ay sujets yoo xamante ne dañ koy faral di waxtaane pour ngir rek fexe ba société sénégalaise bi di gën a mën a jëm kanam naka la ñu mën a def parce que du gulet événement di am kilifa diine di wax di joxe ay kàddu ci lépp lu jëm ci respect environnement ak li di mel naka la ñu mën a def pour justement message yooyu ñu mën ko dégg ba mën a fexe ba di ko doxal. waaw loolu muy wone d'abord ne dëkk yooyu am nañ solo. ndax ak événement yi ñu fay organiser ndax toujours day nekk occasion. pour kilifa ya fa nekk di joxe ay adresse à la nation. tout à fait adresse aussi à leur talibé. xam ni dañ fay nit ñi dañ fay jógee. ñu waxtaane fa li nga xamee ni nii moom mooy xew ci àdduna bi. yi nga xamee ni moom mooy jub si réew mi. ci ay jafe-jafe. wala ci ay yàqu-yàqu lu mel noonu toujours soo ko xoolee ci seen ay message muy Touba ci màggal gi muy Tivaouane ci semaine bële passé ak discours yi ñu dégg yëpp ci këru diine yëpp yu fés ak yu fésul nag boo xoolee même gàmmu yu ndaw sax yi ñuy organiser ci localité yu ndaw yi localité yooyu da leen di polariser donc kilifa ya fay nekk dañuy wax ak aussi askan wi te loolu yëpp c'est pas trop visible donc lu am solo la léegi nag ci contenu yi mën nañ considérer ne ren message yëpp dañoo nekk à la page maanaam dañoo nekk message yoo xam ne dañoo actuel nekk yu wax ak nit ñi ci liy xew ci àdduna bi tey ndax ren ku ne dégg na ñoom ñëpp c'est général ñoom ñëpp wax nañ par exemple ci liy xew ci réseaux sociaux yi wax nañ liy xew ci violence ak risques yi nga xamee ni am na ci élection yi question yooyu doon na ay question yu am solo yoo xamee ni fàttali nañ nit ñi réellement lan la ñu war a def ak lu ñu war a moytu xam naa dinañ ci dugg incha allah effectivement donc yaa ngi ko doon wax justement respect pratique yooyu noonu les pratiques religieuses ñu gis ne fan yële ministre de l'intérieur mi di Antoine Félix Diome génne na benn communiqué ngir fàttali ne rek dañu remarqué ne temps yi daal xaw na yàgg sax tuuti ci réseaux sociaux yi en tout cas ay wax yu ñaaw ñooy am ci ordinateur yeeg ci téléphone yi di ko fësal ba di ko jëmal kër diine yooyu noonu déjà ban jàngat nga am ci message boobu noonu et puis tey naka la ñu mën a def rek ba loolu dàkk fii. waaw d'abord di ko sant bu baax le ministre de l'intérieur Abdoulaye Félix Diome
di ko sargal aussi ci li nga xamee ni def na ko. man en tout cas pour man même comme chercheur. pour man c'est une première. fait que ministre de l'Intérieur génne communiqué. sur la base d'une observation de la situation nationale. pour rappeler ñi principes yi. nga baal ma mu rappeler les principes basés sur la liberté ba pare ñu def ko ci constitution. muy protection des libertés religieuses des croyances religieuses. loolu dafa am solo. parce que Sénégal dëkk bu diine yaatu. la yaatu googu mu fi yaatu lu am solo la yenn saay tamit dina jur ay safaan maanaam ay werante. diggante ay kuréelu diine. waaye li mu fàttali mooy kuréelu diine bu nekk am nga droit exister. am nga droit doxal li nga xamee ni moom nga gëm waaye kenn amul droit nag. la keneen ki gëm yow nga ciy sukkandiku. di maanaam ŋàññi. wala di renforcer yow li nga gëm loolu soxlawu ko. ku nekk na nga gëm li nga gëm. nekk jéem cee góorgóorlu jéem cee nekk champion. da nga bàyyi keneen ki tamit def lu ni mel. mais li ñu seetlu mooy léegi da ngay gëm li nga gëm ba pare di ŋàññi li keneen ki gëm. loolu xam nga amul njariñ. d'abord li mu lay jural mooy ay bàkkaar yu bari. waaye surtout bu fekkee réseaux sociaux yi da ko yokk nag. loolu day gën a doy waar. parce que boo doon wax ak benn nit tey boo envoyé benn message. envoyé nga ko ay junni wala ay millions nit. bu doon benn bàkkaar nekk na ay millions bàkkaar. bu doon tey jii nii ab saaga la wala ab wax bu safaanu. soo ko waxee kenn wala nga wax ko ab kuréel. nga mu waroon a fukki nit jot ko ay millions jot ko loolu yëpp ay bàkkaar yu lay toppal ak ay àq. loolu il faut sénégalais yi nga xam ne ay jullit lañ. ñu xam ko. ñu xool bu baax a baax lan la ñuy partager ci Facebook ci YouTube ci Instagram ak ci yeneen plateforme yëpp. ne lu ci nekk day engager seen responsabilité fii ak alaaxira. loolu jar na kilifa yi fàttali nañ ko. moom ministre bi tamit ñëw na ci parce que ñëpp ñooy observer violence bi nga xamee ni moom mooy xew ci réseaux sociaux yi. maanaam taral bi nit ñi di taral diggante këru diine yi. ak le fait que ni nga xamee ni noonu lañ koy exprimer day ànd toujours ak ay wax yu ñaaw. donc te loolu nag ñun jàpp nañ ne. lu war a dakk la donc ministre bi fàttali na principe yi nga xamee ni ñoo ci ëpp solo. wax aussi ne ñi nga xamee ni dañ cee jalgati yoon mën na dal seen kaw. loolu am na ay loi yoo xamee ni tëral nañ ko fi yoo xamee ni yoon mën na dal seen kaw. loolu lu am solo la. mais man dama jàpp ne au-delà de ça. li ñu war a def mooy defaraat jikko sénégalais yi. ni ñu koy defaraate nag éducation la. loolu amul demal ma ñëw. éducation boobu bu fekkee dañu delluwaatuñ ci école bi. parce que école bi ñu xam nañu day jàngale mais léegi yaratul. ñu delloo yar ci école ba. fexe tamit fii li nga xam ne nii maanaam comme géej la. mooy internet mooy Facebook. comme géej la. géej nag bu ñëwee doon yi da nga koy téye ak say loxo. da ngay jàng fii. li ñu war a jànge fee fi mu nekk nii mooy jël internet bi dugal ko école xamal ko xale yi. mais wax leen lan lañ ci war a def ci njariñ. ak lan lañ ci war a moytu ci ay àq ak ay yàqu-yàq. loolu ci boppam jàpp naa ni moom mooy vraie solution bi ñun am nañ ci benn lu ñu yëkkati. depuis d'ailleurs 2 ans. waaye léegi nag dañ ko bëgg a yokk. ñun cadre unitaire. dañ cee ànd ak Facebook. mi nga xamee ni moom Facebook ak WhatsApp ak Instagram. ñu xam ne ginnaaw buñ ci waxtaanee am na ci loo xamee ni dañ koy def ci Facebook ak plateforme yooyu. lu baax. ay nit dinañ ko jariñoo pour jàng. dinañ ko jariñoo pour amlanteeg ñeneen nit. dinañ ko jariñoo pour commerce. waaye yàqu-yàqu yu bari tamit mi ngi koy jur. surtout nag bu fekkee dëkk bu mel ni Sénégal lañ nekk. nga xamee ni dëkku jàmm la. dëkk bu dal la ñëpp xam nañ ne dal googu moom lañ ñu ràññee. ba Facebook bañ a nekk li nga xamee ni moo koy yàq. ñoom ci boppam
ñu prendre ci conscience ñuy jub ay élections ñu xam ne élections yi tamit mën na jur ay pëccëxoo ak ay jafe-jafe jàpp ne yooyu war nañ ci mën a ànd ak cadre unitaire pour fexe nuñ ko saytoo du ma ci sori mais en tout cas lu programme bu am solo la boo xamee ni dinañ ko yëkkati jëmale ko ci sénégalais yi pour gën leen mën a won njariñ yi nga xamee ni moom moo am ci mbiru plateforme yi waaye aussi gaaj yi ci mën a am ak naka lañ ko war a moytoo yu ni mel dinañ ci continuer di liggéey. Est-ce que loolu du exception sénégalaise kii wu réseaux sociaux yooyu noonu nga xamante ne gars yi dañuy faral di gaañante ci biir est-ce que c'est pas parce que tey matériel bi appareil bi dafa yomb am. waaw pour man du exception sénégalaise. En réalité soo xoolee mon révolution la. Je me rappelle bi may njëkk a intéressé wu ci question bi Nations Unies ci boppam moo ñu defloo woon benn gëstu. ci 2001. mais naka la maanaam mbiru internet di duggee Sénégal. déjà en 2001 ñoo xool commerçant yi naka lañ ko jëlee journalistes yi. naka lay soppee seen liggéey. écrivains yi naka lay soppee seen liggéey. école bi xale yi naka lañ koy jëlee. lan lañ ci commencé indi 2001 déjà te boobu ñi am internet bariwul. donc boo xoolee évolution bi da ngay gis ne loo xamee ni la kenn mënatu ko moytu. kenn mënatul toog daal ne man internet du ma fekk fenn du ma ko fekk fenn. donc li nga xamee ni rek moom la ñu mën a def mooy fexe comme yeneen réew yi jël ay mesures. yenn mesures yi mesures juridiques. waaw daal di ne lii ak lii ak lii moo tënk nit ñi ci internet même bu dee espace de liberté. ndegam Facebook moo nangu ne espace de liberté la moo tax mu sos ko waaye it am na ay limites. tout à fait mu tëral ay limites. donc ñun tamit suñu réew lu ni mel def na ko. donc moom ministre bi moom la rappelé. waaye ñun suñu bopp avant sax juridique di ñu tënk. ñun suñuy jikko. suñu ay valeur suñu ay vertu daf ñoo tënk. mooy suñu ngor suñu ragal yàlla. loolu daf ñu war a tënk ba tax na lépp luñ ciy def dañ ko war a seet natt ko ci suñu gëm yàlla. suñu diggante suñu ay moroomu jullit. ak lépp loo xam ne dinañ ko tas mu doon dëgg. bañ a doon ay sos. loolu suñ ci nattee suñu bopp ñun ñëpp xaj na suñu pratique gu internet suñu pratique gu Facebook ak yeneen réseaux sociaux yi dina gën a tegu ci yoon. jàpp ne ginnaaw loolu donc aspect juridique bi am na solo mais aspect éducatif bi moom moo gën a am solo pour man tey jii nii c'est pas normal. ñu jël année bi ñu ne année bi c'est l'année des valeurs. parce que loolu la ministre de l'éducation nationale wax ci rentrée bi. mbiru valeur la ñuy teg suñu kanam. man ni nag quelle valeur ban valeur. valeuru tubaab la wala valeuru Sénégal la valeuru diine la wala valeuru ay philosophie wala valeuru franc-maçon la wala valeur la yan valeur la. donc valeur yooyu dañ ko war a définir. ñu xam ne lii moom la ñu bëgg a teg ci loxo xale yi. bis ni ki tey dugalaat ko seen bopp fan lañ ci war a jaar ñu ne Sénégal kat dafa am ay mag yu fi nekk def ay jàngale yu am solo am ay taxawaay yu am solo ci jikko ci xeex lu bon naka la ñuy def ba xale yi gën a xam loolu gën a dund loolu loolu pour man jéego lay doon pour que valeurs yi dugg réellement ci société ci éducation nationale bi waaye bu ñu ci jógee mbiru internet c'est pas normal mu bañ am ay module yoo xam ne day jàngale lu jëm ci mbiru réseaux sociaux ak internet ci école bi à partir de ren dañu waroon même à partir de bu yàgg sax laay wax mais notamment comme léegi la ñu gën a seetlu jafe-jafe yi nga xamee ni moom lay indi école bi tey war na am ay module de formation wala au moins de sensibilisation yoo xamee ni day am ñuy dugg ci école yi di ko fa def donc loolu yëpp jàpp naa ne ay yëngatu la yoo xamee ni mun na vraiment permettre ñu commencer ci def ay jéego parce que gis naa ne en tout cas muy journalistes yi muy blogueurs yi muy influenceurs yi ñoom ñëpp am nañ ci rôle pour que ñu jógee ci internet boo xamee ni wala réseaux sociaux yoo xamee ni day indi lu bon jàll ci internet réseaux sociaux yoo xamee ni lu baax rek lay jur pour man jàpp naa ni loolu mooy suñu xeex ñun ñëpp
am na solo trop di yaakaar ne rek ministre de l'éducation nationale dina jot ci message bi di leen jaajëfal mbokku téléspectateurs ak téléspectatrices si ñuy seetaan sur la télé Futurs Médias di leen fàttali ne rek ne docteur Cheikh Gueye mi di enseignant chercheur nekkaale secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal moom la ñu doon dalal un mot pour la fin monsieur docteur xanaa di la santaat bu baax rek te di ziyaaraat bu baax ñi nga xamee niñ ci gàmmuwaat bi di leen wax ni buñ ñu fàttee ci ñaan ñu fasaale ñu te fasaale réew mi ñaanal réew mi ndax réew mi soxla na ko ndax jafe-jafe yi fi am fan yi ci mbiru politique ak ci mbiru diine ji jàpp nañ ne réew mi soxla na ñaan soxla na takkuwaat bu bees ngir ñu moytu yu ni mel. C'est très important encore merci beaucoup encore une fois docteur Cheikh Gueye merci à vous chers téléspectateurs di leen jox dig daje juste après le journal en français tout de suite édition wolof bi Mamadou Mohamed Ndiaye moo koy présenté restez bien fidèles au programme de la télé Futurs Médias.